amee jàngoroy tuberculose te di jël traitement ni mu waree dootul wàlle bu amee fukki fan ak juróom wareef la ci képp ku dëkk ak moom nga di ko jàppale ak di toppatoo ni mu waree taxawu ku amee jàngoroy tuberculose bokk na ci aar sa njaboot ak sa gox. RFM Matin. RFM Matin. 7h32 RFM Matin focus su politique gu ajuma ji coowal troisième mandat ak i boroomi xam-xam yu ci addu focus beeg Papa Balla Gueye. wax ci mbirum ñetteeli mandat bu njiitu réew mi Macky Sall doon na loo xam ne daanaka ay gént lañ ko mën a jàppee ci gis-gisu Barka Ba nekk journaliste nekk itam analyste politique mu jàpp ne muy opposition bi comme pouvoir bi amuñu benn intérêt di yëkkati yu ni mel donte ñu ngi doog a génn ci ay élections. defe naa moom bi mu ci génnee waxul ay waxu troisième mandat dafa wax benn nouvelle offre politique bu bees mooy dialogue bi muy wax bi élément de langage yeeg stratégie de communication bi mu développé loolu la ko basé waaye kenn xamul lan la fi waxu troisième mandat di ñëw lu dul day parasité action am parasité communication am su dee aussi ku dégg ñoom ñooy jël waxu troisième mandat bi di ko yaawi loolu amulu leen njëriñ bu baax parce que su fekkee déjà dañuy wax troisième mandat kon dafay mel ni deuxième mandat bi nangu dañ ne kon jàll na même donte waxuñu ko ba fësal ko donc ñoom aussi gisuma lu ñu ci gagné. mu mel ne ku topp ci ay tànkam journaliste bi di Pape Amadou Fall moom nag muy dellu di fàttali mbirum Abdoulaye Wade ci atum 2011-2012 moom nag mu jàpp ne li dafa nekk ab fem goo xam ne dañ koy jël teg ko ci kanam askan wi ngir daal leen di mën a gëlëmal. du xëcc li nga xam ne moom mooy ñetteelu mandat loolu moralité la waaw waaye du problème juridique li ñuy wax nag ne soo gisee lu ñu joxoñ ko loolu ci la opposition bi taxaw ak ñenn ñi nga xam ne dañuy ŋàññi fi mu ne nii troisième mandat boo nga xam ne borom ñaareelu mandat bi sax toogagul pour mën cee tàmbali li nga xam ne moom mooy dara. donte nag opposition bi lépp li nga xam ne mu ngi koy def jamono ji mooy waree fam Pape Amadou Fall jàpp ne itam du yoon ñu war a mën a am wenn taxawaay donte nag askan wi bari na li ñuy xaar gannaaw bu ñu paree ci ay élection. opposition bi faaw mu wut ay canaux yoo xam ne ci lay jàpp pour na ñu ngi dund ñu ngi fi te faaw ñu dégg kon buntu boobu ñoom mën nañ ko jël di ko ŋawtee waaye nag Sénégal day dafa soxlaa def ay jéego yoo xam ne yu am solo la ci wàllu nga xam ne moom mooy koomam ak nekkinam. ñu taxaw temm ngir daal di bañ résultat yi nga xam ne moom moo tukkee ci élection présidentielle bi opposition bi ba tey ji mu ngi jéem a def ay fem nu mu ko gàntalee taxawal geneen nguur ci wet gi doon loo xamante ne ci gis-gisu Barka Ba du doon loo xam ne luy mën a wéy la. affaire gouvernement parallèle mooy généralement kenn du ko reconnaître et surtout su fekkee état bu mel ni état wu Sénégal la instance banqaas mbootaayu xeet yi ak état yi ñu wër yëpp gouvernement wu Sénégal bi la ñu reconnaître te ñi ñëpp presque félicité nañu président Macky Sall reconnaître victoire am loolu mooy tax pour man dina jafe opposition bi au-delà des effets d'annonce qui sont de bonne guerre ñu mën a leen jël au sérieux ci cette histoire de gouvernement parallèle. débat bi nga xam ne lépp dañu jàpp ne dafa tënku ci wàllum yoon suñu naataango yi nag ñoom ñu delloo lépp ci mbirum constitution bi donte nag jamono ji opposition bi comme pouvoir bi ku ci ne ma ngay moolu moroomam. RFM Matin waxtu Lay Diaw. salaamaaleykum Lay Diaw. maaleykum salaam Babacar Fall. wax dëgg yàlla sa njàngatu ajuma ji mën a wax ci Sadio Mané ak jaloorey keroog ga. waaw Sadio Mané day man musuma ko gis ci bi état musuma ko gis mu mel nii depuis ba mu koy seetaan et en club et en équipe nationale évidemment mi ngi liggéey di gën di progresser te nag joueur bu mag dafay wane boppam ci match bu mag parce que boo déggee Liverpool Bayern dem def à Liverpool 0-0 Liverpool fekk que ci biir këram di ko gagné 3-0 à 2 buts de Sadio Mané te gis nga boo déggee 2 buts yi rek da ngay làq matcham ci 2 buts yi mais li mu taxawaayam ci biir match bi moo gën a jekk 2 buts yi mu def parce que bal yi jaar ci moom yëpp dafay nekk finalement bal de but dafay nekk finalement ci moom bal bu nga xam ne day mettre en danger adversaire bi ganu Sadio Mané par exemple ni mu bokk ak attaque ni Mohamed Salah moom ni mu yéwéne ak Mohamed Salah amul boobu yéwén ci moom c'est vrai que Mohamed Salah son deuxième but de la tête bi Sadio marqué ci passu Mohamed Salah la mais daf ko def Mohamed Salah bi mu ko koy jox dafa obligé jox ko pour que ñu fàtte bal bi mu ko waroon a jëkk jox mu war ko di gënoon teel dugal il était obligé jox ko sinon
dafay moom gàkkal matcham moom laa wax ni muy gunge Mohamed Salah du ko gunge évidemment Klopp année pour quelque chose parce que Mohamed Salah le pousse ci kanam mais terrain bi Mohamed Salah amoon ci Liverpool espace bi mu amoon Sadio Mané mi ngi koy nangu parce que match bu barke démbam bi ñi ko xool spécialistes yi voient en lui en Sadio Mané un futur candidat au Ballon d'Or léegi nag ñun Sénégal suñu bët bu ñuy seetaan Sadio Mané ci boobu ci biir contexte léeg-léeg sax da ngay gis ñoo xam ne dañ koy seetaan di ko mere lu tax parce que dañ naan mais kii daf ñuy fonto ni mu mel nii lu tax du ko mel en équipe nationale du benn Messi am na boobu problème tous les grands ba ci ñoom Drogba am nañu boobu problème contexte bi moo changé parce que fait ni ngay footballé ak Afrique ni ngay footballé du benn Afrique boo mënee football ba pare dafa des nag léegi guerre bi ci biir football bi da ngay guerre pour war a mën a mel ni nga war mel mais Sadio Mané fi mu nekk nii gën na nekk ambassadeur du Sénégal ci football bi. À quelques semaines de la prochaine CAN ñu gën ci yaakaar évidemment daaw il était vice-champion d'Europe on lui souhaite ren au moins mu gagner la Coupe d'Europe c'est possible parce que Sadio Mané barki dem bi day mën na dugg dans n'importe quelle chambre au monde. jërëjëf Lay Diaw ba ëllëg 17h en direct des stades ñu ànd ceeg yow ci RFM yéen ndokk jàmm ñu wutali Fatick. RFM matin. Allô Sénégal. Les directs avec nos correspondants. Aminata Goudiaby moo ñu toogal Fatick ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Babacar. daay ak lakk yi mel ni lu xew ci Sénégal Fatick mucc ca ba tax kilifa yi nekk ci dëkk ba ña ngi cay sàkki pexe. dëgg la Babacar semaine bi ñu weesu rek am na ñaari lakk yu ñu nemmeeku ci ñaari village yu nekkee ci commune bu Kër Samba Gueye ci département bu Foundiougne foofee nag dégâts matériels yi bëri woon na village yooyu nag Kër Alassane Diallo la ak Njangaan Kër Gadji foofee nag ñu ni sax am na fa jur gu lakkoon rawatina ay fas ci Daase Lame Séeréer nekkee itam ci biir commune bu Toubacouta am na fa village bu lakkoon ba ñaari néeg yoo xam ne ni ay néegu ñax la yàq woon fa ak bagage yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk yëpp loolu nag di ab situation boo xam ni dafa tax askan wi yeewoo ci arrondissement bu Toubacouta yëpp indiwaat benn doole boo xam ne yàgg nañ koo wax ne dañu bëgg ñu defal leen fa ab brigade sapeur pompier ndaxte bu Foundiougne bi daf leen a sori ndaxte seen diggante ak ñoom def na daanaka 60 kilomètres démb ci alxamis ji ci suba gi am na nag benn daay goo xam ne nii dafa wàll yan dugg si benn kër la ko fa itam ñaari néegu ñax foofa itam dégâts yi bëri woon na loolu ci Fimela mu am benn boutique alimentation générale boo xam ne itam grossiste la démb commerçant bi grossiste la démb itam dafa lakkoon ba lu tolloo ko fukki million yàqu fa buñ sukkandikoo ci nga xam ne moom moo di commerçant bi mu ni nag court-circuit moo ko waral moo tax nag autorités yi ni nga ko waxee di sàkku ci askan wi ñu gën a góorgóorlu di bàyyi xel ci yenn yi nga xam ne mën na indi ay lakk. Aminata Goudiaby jaajëf Oustaz Mor Thiam salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah barakaatu Hadj Babacar delloo naa la nuyoo bi ak ziar. jërëjëf Oustaz yóbbalu bés bi. waa Babacar yóbbal bii nag dafay jëm ci ñi nga xam ne dañoo war a def compo wala ñu war a def examen Hadj Babacar guddi gi bu ñu nee suba la ñuy def examen wala ñuy def compo nañu wax lii ngir yàlla yombalal leen ñu fàttaliku li ñuy jàng fàttaliku li ñu xamoon. loolu mooy lan mooy dañuy wax yaa xiyaasal mustaxiisiin arisni loolu la ñuy wax ñetti yoon yaa xiyaasal mustaxiisiin arisni bu ko defee bu ñu xëyee doog a dem ca examen ba wala doog a dem ca compo ba waxoon naa koy def compo buñ la joxee sa feuille balaa ngaa bind dara na nga wax bismillahi alfattaaxu kon lii ngay wax ci guddi gi boo xëyee suba loola waxoon naa ko jërëjëf Hadj Babacar. jërëjëf Oustaz Mor RFM matin 7h41. RFM matin. RFM matin. émission bi yee waa Sénégal. ñu dalal sunu gan maire Sokone Mamadou Petit Gueye salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw di nga rekkee ndax bëggoon naa laaj sax moom Petit gi moom ci kuy waaj a doon Petit gi moom fu mu bawoo. waaw Petit de c'est dama doon football rek bi ma nekkee xale. donc foofu la Petit bi jógee dama doon football ci biir grand yi. et puis voilà comme xawoon naa mun tuuti football
les grands yi di ma woowee petit donc loolu rek la. ñu fàttali ni kon yaay maire Sokone bokk ci opposition bi mënees na ko wax noonu ndax ci élection présidentielle yi ñu weesu yaa ngi woon ci coalition Idy 2019 mais laata ñuy junju mbiru politique wax dinañu askan wi sànq ñi ngi wax ak Aminata Goudiaby bi ma ñu teewal ca Fatick nga xam ni fa la Sokone bokk diwaanu Fatick région bu Fatick ak lakk yi nga xam ne moo xew muy Fatick di Kaffrine ba démb sax Ross Béthio gis nañ ko li mu feeñal mooy ñàkki jumtukaay yuy tax ñuy jàmmarloog yu ni mel ay daay muy pompier yeeg lépp lu mu ajoo ci wàllu nit ñi bu loolu amee noo ko gisee en tant que maire. waaw Babacar merci ñàkk jumtuwaay la mais aussi dëkkuwaay yi la xam nga foofu fi ñu la wax ne dafa lakk yëpp la fa nekk ay néegu ñax la et donc période bii nga xam ne dafa am ngelaw dafa tàng donc ñax bu jafee rek bu jàppee rek après dafay daal di law et donc xëy na li ñu war a commencer di xalaat c'est vrai andi sapeur pompier ak ndox mu doy mais ñu réfléchir ci naka la ñuy defarewaatee habitat rural bi dëkkuwaay bi donc mun a am ay kër yoo xam ne ay néeg yoo xam ne yi du gaaw a lakk n'est-ce pas bu jàppee du gaaw a law et je crois que loolu xëy na ci aspect politique ak programme de développement yi comme président Macky Sall moom la ñu fal fi mu nekk nii xëy na ak ñi mu nar a àndal dinañu xalaataat naka la ñu mun a teewloo. bu ñuy tudd ay habitat social ak yooyu dañuy xaw a fàtte waa kaw gi taax rek. oui taax rek lañ koy def justement moo tax xam nga ñun suñu liggéey suñu mouvement yëpp mouvement terroir la ay waxu dëkkuwaay la waxu ñun ñi nga xam ne ñun ñoo dëkk ci dëkk yooyu ñuy wooyee dëkku àll yi dañ koy bañ xam nga ñun suñu mouvement bi ñun ñooy doom yi dëkki àll yi mais dañuy bañ ku ñu ko wax parce que dañu war a génn ci àll bi ñu nekk et donc loolu moom moo tax justement ñu war a réfléchir ci ay dëkkuwaay ay kër yoo xam ne yi dina yomb n'est-ce pas parce que probablement mun nga tabax ay néeg yoo xam ne du passé 2,5 millions n'est-ce pas même peut-être moins soo ci naree def lu bëree bëri et que loolu xëy na HLM mun na ko def xëy na SICAP mun na ko def xëy na mun nañ créer sax benn kuréel goo xam ne gi dafay toppatoo exclusivement habitat rural boo xam ne bii mucc na ayib. Mamadou Gueye Petit di maire Sokone sunu gan waxtaan dañ ci ànd ak Georges Déthié Diop tàbbi nag ci wàllu politique ak fi nga bokkoon ci élection présidentielle yi ñu weesu mooy coalition Idy 2019 liñ ci mujjee dégg mooy démb ñu bokk ci coalition boobu def conférence de presse ni daal nanguwuñ Macky Sall ni mooy président te ñoom opposition bi rawat na Idy 2019 daañu def li ñuy wax gouvernement parallèle maanaam bu Macky Sall sàncee gouvernement ñoom it ñu sànc seen gouvernement loolu moom doyut waara. bon man dama bokkoon ci Idy 2019 mais dama ci coalition bi donc man bokkuma ci parti politique. suma mouvement mu ngi tudd Ifanang donc non mandeng la loolu mooy yow tamit donc daanaka mouvement citoyen la et que nous sommes mouvement xalaat la donc dañuy xalaat ci Sénégal di xalaat ci développement Sénégal donc li ñu yóbbu woon ci coalition Idy 2019 dañu d'accordoon ci ne ci yenn ci suñu ponk yi ñuy xalaat ne moo gën ci suñu dëkkuwaay yi mooy une commune 1 milliard donc Idrissa Seck tubaar fakal la nanguloon ñu boole ci biir programme am une commune 1 milliard alors loolu taxoon ñun ñu daal di dem ànd ak moom mais bi élection yi passé pour ñun élection yi mu ngi ci suñu ginnaaw donc loolu moom moo tax fan yële passé sax ci ginnaaw man ma daal di bi ma laajtee suñu membre mouvement bi consulté naa membre mouvement bi ñii Casamance ñii Diourbel ñii Kaolack ñii fu nekk ñu d'accord ñu ne ñun dañuy féliciter Macky Sall ba pare répondre positivement au dialogue. loolu dinañ ci dellusi sànq waaye ci kanam waaye dama laaj bi mooy démb gars yi li ñu wax noonu wala gouvernement parallèle ci Sénégal xam nga loolu gënul loolu je pense que gars yi nañu delloo si waat seen xel si àddina parce que élection yi passé na commission de recensement des votes wax joxe na résultat yi conseil constitutionnel joxe na résultat yi léegi am nañu président élu moi je crois que dëkk buy jëm kanam dañuy parce que le passé mun na la naqadi mun nga ci am ay frustration mais après da nga koy def dans le passé nag nga commencé di xool kanam
waaw jëm kanam ànd ak beneen énergie bu bees pour ñu tabaxandoo et je crois que man d'accorduma ci affaire gouvernement parallèle Sénégal benn gouvernement la war a am c'est une république donc dëkk yi yëpp yi nga xam ni nit ñi dañ fa nekkoon di jéem a def ay gouvernement parallèle ak dañuy mujj di xeex rek. bu ñu jàppee li nga wax bokkatoo ci coalition bi élection bi weesu nañ ko kon ci lu leer déclaration yi nga xamante ne wala position yi nga xamante ne ñoo tukkee ci coalition bi engagé wul Petit Gueye. déedéet ak i mouvement déedéet déclaration yi. même ba ci contestation résultat yi. déedéet déclaration va-t-en-guerre yi daal man engagé tuma man daal maa ngi dans une mouvance de discussion de dialogue de construction positif lu positif laa bëgg waaw fi mu ne nii président Macky Sall moom moo gagné xëy na ñëpp d'accorduñ ci programme yi mu teg xëy na ñëpp d'accorduñ ni mu demee mais dañuy toog ñu waxtaan. est-ce que nekkoo jamono jii di piis Macky Sall pour mu woo la. piis pour mu woo ma non je suis disponible naa est-ce que loolu mooy piis. wax jaam nga kay disponible naa xam nga man. Depuis 2016 maa ngi bind ay livres ci Sénégal voilà depuis 2016 maa ngi bind waaw maa ngi bind di wax sama xam-xam ne lii laa yaakaar noonu la war a demee mais loolu dañ ko war a jël mettre ko au service du Sénégal jox ko président mu jëfe ko loolu la rek voilà je crois que bu fekkoon ne ku ci nekk ca fa nga nekk ca Sénégal yow ngay journaliste man tey ma nekk maire keneen ki nekk ingénieur et tout ça soo amee xalaat bu baax da nga koy andi ci taabal ji. ki nga xam ne nag moom la ñu dénk lépp moom mooy seet di serg n'est-ce pas di jël li baax et ainsi de suite. est-ce que da ngay dellu ci li nga xamante ne moom la ñëpp doon xaar ci yow laata élection bi ndax ñëpp ngi yaakaaroon ne mën ngaa dem ànd ak ki nga xamante ne mooy Macky Sall waaye ci mujjanteel ga Idrissa Seck nga mujjee gunge ci élection bi. non xam nga mouvement citoyen et puis man. ndax ñu bëri ca Sokone new nañ yaa ngi doon waxtaan ak gars ya. non man dama yàgg waxtaan ak ñëpp. musuma dagg sama waxtaan ak président Macky Sall de recevoir na ma sax plusieurs fois ci 4 ans yi passé defe naa ne recevoir na ma au moins 3 fois. en tant que mooy waxtaan ci dans le cadre de la présidentielle bi ñu weesu. ah waaw bien sûr période boobu noonu ñu ngi defar ay coalition ñun tamit ñu ngi man dama bindoon benn lettre à tous les candidats dama leen bindoon lettre depuis le mois de novembre pour wax leen ne leen est-ce que d'accord ngeen def. ABCD je crois que lettre ba amoon na ay 7 à 8 points donc ñu ngi doon seet kan nga xam ne kii moom moo d'accord ak suñu ay xalaat ñun suñu mouvement vraiment mouvement xalaat la mouvement idée la mouvement de contribution la mouvement proposition la ñun nekkuñ dans une démarche d'opposition crypto personnel wala ay xuloo teesante ak daggasante non ñun loolu. mais est-ce que tamit doo tirer conséquence est-ce que li yëpp sax nekkoo di tirer conséquence élection présidentielle yi naam Idrissa Seck nga jàppale waaye ci département Foundiougne ba Sokone bokk Macky Sall lam fa rawee gars yi dafa jéggi dayo est-ce que ñoom Latif Coulibaly nga xam ne ñoom nga ko seqaloon ak foofu boo xoolee li ñu am ci jëmale ci Macky Sall geeg résultat yi est-ce que tirewoo ci conséquence ne kon xëy na da ngaa juumoon. non élection yi moom élection Macky Sall moom moo fa gagné xam nga présidentielle la il faut les gens dañuy voteel pour benn président du keneen amul beneen intermédiaire boo xam ne bii moom moo gagné foofu budul moom donc et puis élection dafay am bataille idée am ku ne wax sa xalaat mais dafay passé su passé mu passé après ñu jublu ci leneen ci li ñu war a jublu fi mu nekk nii. mooy créer ay consensus yu fort xam nga élection yi ñu génn andi na ay divergence yoo xam ne ay réero ci fànn yu nekk moo xam ci dafa bari Sénégal fi mu nekk nii dafa am ay perception négative li ñuy wax rupture de confiance bu am entre ñi opposition ak ñi nga xam ne ñi ñoom ñoo doon jiite ci pouvoir bi mais loolu la ñu war a tabaxaat te loolu dañ koy tabaxandoo parce que soo gisee par exemple mu am rupture de confiance mooy dafa am ay perception ak njort tu vois ay perception négative par exemple ci ñi nga xam ne noonu la ñu ne justice bi doxe mais loolu dañuy toog ñu waxtaane ko mu am ay perception négative par exemple ci ni ñuy jaayee xaalisu Sénégal loolu dañuy toog ñu waxtaane ko tu vois. mais est-ce que Macky Sall war naa mën a woote waxtaan guñ koy wuyu si te mu dëkkee sàkkal pexe ñi nekk ci opposition bi. waaw yooyu itam ci waxtaan la su ne woote naa kaay xam nga loo gis lu nekk da ngay am pas-pas ci dara pour jëmale dara kanam
soo amee pas-pas boobu pas-pas dañ koy féddali moi je crois que ci woote président Macky Sall bi dafa féddali benn pas-pasam pour Sénégal jëm kanam léegi nag ñi nekk en face de lui moo xam ne ñoom ñoo nekkoon ci opposition bi ak ñun ñii nga xam ne dañ amoon yeneen idée également ci Sénégal mais dañuy taxaw ne bon ok comme lii mooy sa pas-pas bu bees est-ce que mun nga nangu ñu discuter waat de ABCD mais tant que loolu Babacar waxtaane wuñ ko kenn warul mun a toog bañ ne maa lànk amul luñ munta waxtaane nit li tax mu nekk nit mooy dafa am gémmiñ dafa am làmmiñ dafay wax dafay xalaat donc nit bu xalaatatulee waxatul mais dañuy mujj di xeex wala ku ci nekk daal di wala ñu nekk di boddi wante donc moo tax amul luñ munta waxtaane ñu ne ok ñun kat dañoo am impression que ne yow da nga nekk di jëfandikoo yoon noo xam ne lii dafay faagaagal ñenn ñi mais ñu toog ñu waxtaan ci n'est-ce pas dañoo am impression que ne ni ngay jaayee xaalisu Sénégal da nga ko jaay fii fàtte ñële mais ñu toog ñu waxtaan ci ñun ñi nga xam ne dañ ñëw ak une commune 1 milliard bañ koy wax en 2016 daanaka bañ ko njëkkee bind en 2016 daanaka kenn waxu ci woon dara mais fi mu nekk nii dem nañ di dem ba presque léegi amatul kenn ku d'accordul ne dañu war a jaayaat xaalisu Sénégal beaucoup plus massivement ci terroir yi donc mooy l'idée d'une commune 1 milliard. Idrissa Seck wax na ko ci programme am Aïssata Tall Sall wax na ko ñoom Cheikh Tidiane Gadio ñu ngi koy wax ñoom Mamadou Lamine Diallo sax d'accord nañ ci ñoom Abdou Mbaye gis nañ ko et donc je crois que dafa jot ñu daal di toogaat ñu ne waa loolu buñ ko naree def naka lañ koy defee n'est-ce pas ak ci yan anam pour que enfin li ngeen doon wax léegi ay affaire u lakk ak yooyu nekk ci suñu gox yi ñu kon ne di nekk àll ñu génn ci loola. mais sa gox googu ABCD bi nga wax ak une commune 1 milliard boobu da di sa yiite ci fa nga xamante ne yaa fay jiite ak itam par extension yeneen diwaan yi ci réew mi waaye dafa mel ni une commune 1 milliard boobu ak ABCD boobu bu ñu delluwaatee ci rupture de confiance bi nga xamante ne moom am diggante politique yi est-ce que rupture de confiance boobu amut diggante yow mii ak say population pour delluwaat li nga xamante ne moom la Babacar wax yow daanaka da nga tirer les leçons de li nga xamante ne moom mooy daanaka sa défaite la. non ndax doonte sax ab élection présidentielle candidat ba la waaye itam influence su ñenn ñi da ciy jouer. waaw bien évidemment parce que xam nga gisuma ne am na rupture de confiance je crois que données yi dafa changé rek xam nga ñun bi may gagné 2014 dañu amoon benn corps électoral boo xam ne bii dafa circonscrire woon biir agglomération Sokone léegi bi ñuy defee révision électorale yi léegi suma adversaire yi dañoo mbong dañu dem jëli ay électeurs yoo xam ne dëkkuñu biir Sokone donc duñ fa yeewoo après bu élection jotee ñu transféré leen am na leneen loo xam ne lii aussi dafa am fépp mooy affaire xaalis bi xaalis dafa tuuru foofu donc su ma ñenn ñi ngay wooyee ñi ngeen bëgg tout le temps may tudd te souvent du ma leen di bëgg a tudd. ñoom Latif Coulibaly. waaw ñooñu gars yi dañ leen jox xaalis donc ñu nekk presque ay distributeurs de billets automatiques quoi yéen xam naa ne kooku seen waay la woon mais fi mu nekk nii li mu yore ci alal ak na mu koy distribuer donc. mais en 2014 ñoom yoroon nañ xaalis te yaa leen gagné. mais tolluwuloon nii daal. tolluwuloon nii donc je crois que. bu fekkee xaalis am na. waaw xaalis bi gën naa bari foofu noonu ak nangam donc données yi dafay changer mais ñun ñi nga xam ne dañuy politique nag su données yi changer mais dañuy daal di réinventer wu rek. boo ko waxee nii kon dañu war a jël en compte yooyu. boo ko waxee nii njortoo kon élection locale yu 1er décembre yi bu dee nii lañ doxal waatee ñu gagné la ca mairie ba xëy na. mun nañu bu dee da ngay bokkaat. damay bokk kuy dem élection moom lépp ngay sóor mais nag maa ngi fakkandiku ak sama ay nit aussi parce que comme léegi xam naa ñoom seen ay moyens maa ngi fakkandiku pour man tam ñu bañ ma gagné donc noonu la rek et puis je crois que jot nañ fa liggéey boo xam ne bii mucc na ayib suffisamment pour que population yi xool bon dinañ leen dimbale. également kon bokkoo ci maire yi jàmbat ni daal. kenn gungewu leen kenn jàppalewu leen état bi mi ngi leen di seetaan ci tawati gox yi ñu jiite. ah non man ñun liggéey nañ lépp loo xam ne lii mënoon nañ ko jël si état bi jël nañ ko fa am nañ aussi ay partenaires je vais vous dire par exemple man bi may ñëw ci mairie Sokone amuñu woon benn oto foofu en 2014 mais fi mu nekk nii au bout de 4 ans 5 ans am nañu fa oto utilitaire am nañu fa ambulance am nañu fa corbillard
am nañu sax ñaari oto mbalit yoo xam ne ñu ngi koy doog a andi donc yooyu ay mëni la liggéey la bu dul jeex ay partenariat yooyu développé la waxtaan ak ñëpp bon man nitu dialogue laa du ma nitu xeex du ma nitu fitna nit ku dal laa donc aussi bien lépp loo xam ne mun naa ko jël ci gouvernement bi dinaa dem pour jëli ko lépp loo xam ne lii mun naa ko jël à l'extérieur également dinaa waxtaan ak ay partenaires extérieurs. mais nitu dialogue googu nga ne est-ce que mën na tax ba ci élection li locales yi ñuy jëm nga ànd ak ñoom. maa ngi actuellement maa ngi tàllal suma loxo n'est-ce pas di ubbeeku naa comme woote bi Macky Sall def ubbeeku naa ci wuyu naa woote boobu noonu bon maintenant ñiñ ko seqal bon ñoom ñooy xool ku ci nekk nag ak sa xel. fi mu nekk nii par exemple li commencé xew Sokone rafetul parce que kooku ngeen di wax suma adversaire par exemple moom dafa am rajo alors rajoom bi rajo communautaire la mais daf koy taal di ci politique dégg naa ba démb sax ci guddi lu nekk la dekk ci wax ci rajo bi ca la déclaré candidature am ak et ainsi de suite donc amul démarche d'apaisement te xam nga ñun ñàkk dal gi ci suñu dëkk yi nga xam ne ñëpp a xamante dafay andi problème si diggante nit ñi ak ci diggante famille yi. kon doo bootu ci ginnaawam. comment local yi ñu dëgg man. non man déjà man. foo mu fekk si la nga bëgg. man candidat la man maay maire bi kay man maay maire déjà et puis candidat la am na liggéey bu mu bëgg a def jot a def bëgg ko continuer donc li gën a yenu maanaam mooy moom mu ñëw topp sama ginnaaw. Macky Sall mi nga xam ni tam nee nga war na ko wuyoo ak ñoom seen mënees naa njort faf rek nga dénkoom. fekki ko ci biir Benno Bokk Yaakaar mënees na koo séentoom ci bu fekkee dañoo war a gàttal wax ji rek. xam ngeen Macky Sall fi mu nekk nii avec sa position de dernier mandat deuxième mandat je crois que tal na leneen lu dul def ay complot politicien fi mu nekk nii je crois que moom mu ngi wut les meilleurs sénégalais yi nga xam ne mun nañ ko accompagner pour que mu def lu rëy et au bout de 5 ans mu génn dans la grande porte et que ñuy woy ay woyam daal ba abadan je crois que loolu la yu bari yoo leen di wax ni pour man ay fausse actualité la naan ay dafa bëgg def ay 3e mandat yak ay complot fii ay Benno Bokk Yaakaar je crois que Macky Sall fi mu nekk nii mu ngi jëm ci transcendance ci élévation spirituelle ci détachement n'est-ce pas pour que mu mun a fédérer énergie yëpp yi nga xam ni ñoom la Sénégal am et le meilleur Sénégal l'idéal Sénégal et les meilleurs Sénégalais. tey moom Idriss Seck mi nga doon jàppale présidentiel bu la déggee ne la mere trop waay. déedéet Idriss Seck du ma mere parce que jusqu'à présent nit koo xam ni kii la suma wëlëre la nous avons des sympathies et des émotions positives ensemble jotewuma ak moom dara justement ba et maa ngi koy delloo njukkal ci li mu yëkkati suñu baat une commune 1 milliard maa ngi ko ciy delloo njukkal. jërëjëf Mamadou Gueye Petit maire Sokone ñu ngi lay gërëm yéen doog jàmm jërëjëf Georges Déthié Diop jërëjëf mbokk yi àndoon ak ñun ci RFM matin ci 6h ak léegi ci RFM ak ci TFM yéen doog jàmm. Vous avez besoin de caution sur des marchés publics ou privés? Adressez-vous à la SONAC. La SONAC SA vous accompagne dans l'obtention et la réalisation de tous vos contrats en délivrant tout type de garantie. Caution de soumission, caution d'avance de démarrage, caution de bonne exécution, caution de retenue de garantie, caution définitive, assurance décennale, tout risque chantier et responsabilité civile. Pour plus d'informations, appelez vite au 33 889 82 10 ou rendez-vous sur www.sonac.sn. La SONAC SA, membre du groupe Sonam Assurance, votre partenaire pour toute forme de garantie. Entreprise régie par le code SIMA. RFM Matin. RFM Matin. Émission bi waa Sénégal. RFM Matin 8h jot na jàngeen jëf mbokk yi xibaar yi ci wolof ci gàttal ñoo da ceeg Seydou Nourou Ba asalaamaaleykum. Seydou waaleykum salaam Babacar Fall. mbokk yi jàngeen jëf ginnaaw fa ci xibaar yi yokku ciment bu àndul ak benn diisoo loolu fenn la tegawul bu ñu sukkandikoo ci direction générale des impôts nguur gi nag dafa sax mujjee gàntal dogal boobee jëm ci yokku njëgu ciment bi crise ba ca Casamance ay doomu combattant nag yu MFDC bëgg nañu médiateurs yi xajal leen ba ñu mën ci àddu ndax jot na lañu gis ñu waxtaan ak ñi day combattant yu MFDC. Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum ñaari at tey ba mu génnee àddina nekkoon juróomeelu xalif général des Tidiane des ba tey ci xel yi rawatina sax ci daayira Moustarchidina wal Moustarchidati. Nouvelle-Zélande nag ay nit yor ay ngànnaay wala sax ay fetel ñoom ñoo dugg ci ñaari jàkka faat fa lu ëpp ñeent fukki bakkan ñaareelu pàcc xibaar tàggat yaram yéen kay Modou Mouhamed Ndiaye ci technique bi Aliou Ba asalaamaaleykum.
Seydou Nourou Ba. ñoo ngi ko doon wax sànq ci bopp xibaar yi ba tey nag coow li jeexul ci yokku njëgu ciment bi ndax nguur gi sax dafa mujjee bloqué boobule dogal boo xam ne mu ngi jóge ci ñetti cimenteries yi direction des impôts et domaines nag daal di indi ay leeral ne yokk bu mujj bi nag maanaam taxe bu mujj jëm ci ciment bi mu ngi amoon ci weeru janvier 2017 directeur adjoint bu législation nag yokku ci ne dara warul tax ba ñu yokkaat njëgu ciment bi jomaxoon yokku njëgu ciment bi décision bi biñ ko jëlee rek lu gaaw la nguur gi fànq yéene boobu nga xamante ne cimenterie yi rawatina Sococim jëloon na ko ngir yokk njëgu ciment bi Ousmane Mbaye directeur commerce intérieur. état bi génne woon na beneen arrêté bloqué prix du ciment wax aussi que prix du ciment cela pratiquement 9 mois yoo xam ne nii que mi ngi nekk si yokk wàññi yokk bloqué ainsi de suite. li ñu war a xam aussi mooy ciment aussi secteur la boo xam ne dafa laaj stabilité si li koy indi mooy ñu am prix yoo xam ne nii que dina mën a assurer équilibre entreprise bi mais mu nekk prix yoo xam ne ni aussi dina nekk ay prix yi nga xam ne ni dina raisonnable ñi nga xam ni ñooy les consommateurs. ca ndorteel ba consommateurs yi mbir mi jaaxaloon leen lool ñu ne nguur gi ak ñi nga xamante ne ñoo jaay ciment ñoom ñooy responsable ci lii lu tax ñu tudd nguur gi ci lu mel noonu taxe 3% bu mu jël moo tax directeur adjoint législation ca direction générale impôt ak domaine Mamadou Gueye ne taxe bu mujjee bu jëm ci ciment bi mu ngi amoon ci benn fan ci weeru janvier 2017. bi ñuy voté loi de finances initiale pour l'année 2017 ci lañ defoon benn taxe de 3000 francs bu ñu yokk ci ciment bi tonne ciment bu ci nekk te taxe boobu 2017 lañ ko defoon ba léegi nii ñu ngi 2019 te boobu ak léegi ciment bi yokkuwu fi lu consommateur bi yëg donc tey jii bi fekkente ne yokku am na mënuñu xalaat ne taxe bu ñu defoon depuis 2 ans moom moo tax yokk boobu am. nguur gi ne nangoowul ñu yokk ciment bi décision bu mu jël nag li ci war a topp rek mooy ay waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoo yëngu ci njaayum ciment laata nag ñu amal ay xalaat yu bari jëmale ko ci secteuru njaayu ciment. ak RFM kumpa jeex na. ñoo wutali Diofior nag di dund ñàkkub ndox bu tar ëpp na tey weer ndax ca boobule gox faw xaaju guddi ngir rëbb ne mun a sotti te sax ni mu ñëwee du bari niñ fa nag tàllal tuñu micro ci yooyu les communes nekk ci arrondissement bu Fimela nee nañu ñoom ñëpp daal moom la ñu dund Aminata Goudiaby reportage. ñàkkum ndox mi nag fi mu ne dafa yàgg foofee ci Diofior daanaka lu ëpp weer a ngi nii ngir rek nga am ndox da ngay toog ba xaaju guddi situation bu métti boobu nag commencé naqari ñi nga xam ni ñoom ñoo fa dëkk Ousmane Dione ci ñoom la bokk. ay weer laay wax bon Diofior a ngi nii amul ndox muy situation boo xam ne population yi niñ koy dundee vraiment neexu leen surtout jigéen ñi guddi la ñuy yeewu ay 2 heures du matin wala 3 heures du matin pour mun a am ndox. yeneen commune yu bokkee ci arrondissement bu Fimela itam jafe-jafe bu ni mel la ñuy dund buñ sukkandikoo ci Ndayami Sarr moom nag ci benn rajo local lay liggéeyee foofu pénurie bi sax jot na ko métitlu ci ay émission wam muy ci commune Diofior Djilass Loul Sessène Fimela ak Palmarin di jànkonteel ñàkkum ndox mu tar mu nekk loo xamante nag gën na tax ci fan yi ñu weesu nga xamante nag robinet yi dañoo tëj dañuy fanaane utu ndox ci biir hôtel yi wala sax campement touristique yi fi mu ne nii liggéey fa jafe-jafe bu mag la rawatina ci biir bërëb bu fajukaay yi buñ sukkandikoo ci soxna yi di Magui Sarr ak xaritam bi mu àndal. fi mu ne nii sonn nañ ci yëfu ndox torop sonn nañ ci hôpital bi da nga gis ko am doom sax balaa ñoo sang xale bi mu mën a def lu ma 2 heures de temps te loolu lu ne mën na ko cee fekk. képp kuy jigéen ci Diofior fii sonn nga fan yi 4 heures du matin la ñuy yeew pour am ndox ñaari fan yi sax boo yeewoo 4 heures amal na sax doo am ndox da ngay mujjee dem di wër si teen yi. office national des forages ruraux di OFOR nag ñoom ñooy jox gox boobee ndox ñàkkum ndox mi nag ñu ni li ko waral moo di pression bi moom moo wàññeeku ci réseau d'adduction d'eau bi di Notto Ndiosmone Palmarin waaye nag taxawal nañu ab programme boo xam ni mi ngi jéem a lijjanti ci nu mu gën a gaawee jafe-jafe bu ni mel Aminata Goudiaby Fatick RFM. Aminata Goudiaby am na tam beneen lakk boo xam ne daanaka bàyyiwul dara bam fa yegsee ci gox bébé di Amdalaay ca Kaffrine lu ëpp daanaka fanweeri néegu ñax lépp a tàkk waaye tamit lu mu yàq ci lu ñu fay dundee bari na ñàkkum ndox bi nag mooy lu fa gën a métti ci jamono jile Oumar Ndiaye. beneen lakk gu métti moo am ci dëkk bi di Amdalaay bokk ci commune bu Diamagaajo lu tolloog fanweer ak ñeenti néeg fukk ak benn bëy ak xaalis lépp tàkk ba def doom Souleymane Seck di kenn ci ñuy lakkale. li fi yàqoon bëri na bëri lépp kees bu fi jigéen ñi amoon moom 500 000 lañ ci woon fanweeri junni ak juróom la xëy xam nga moom la xëy jox jabar li fi lakk moom bëri waaye xam naa ne buñ toogee dina rëppaloo fukki bëy ak benn dee nañ fa ak ay ganaar yi xam nuñ toll man maa dox da ko xool da compte fanweer ni ak ñeent ñoo ci lakk yooyu yëpp boo ko boolee ak dugub ji ak gerte yi yooyu yëpp ak seen boole ak ralu armal yi yëpp boo ko boole lépp tënk ko mën na 15 millions laa la wax dante sax dafa lakk amuñ luñ sol askanu Amdalaay daanaka ci jafe-jafe yu métti la ñuy dund ndaxte lépp ci askan wi ci ndend gi la ñuy yendu wala sax fanaan
te bokk na ci li gën a yokk guute gi moo di ñàkkum ndox ci dëkk bi di Amdalaay amul ndox dañ doon ñëw da rooti ci comme Nganda ak kii dànku waxoon nañ la ni dem rooti fa diggante yooyu lañ doon kii gannaaw si la sapeur pompier ak ci waaye xam nga balaa ak ci fekk na lépp lakk na. su ndox xamoon yàlla xamoon du romb ñaari néeg waaye nag ndox xamut ay gutti yi njëyee Nganda yi dànk moom lañu fa fraatu buñ ko cee defar di sama sa plein doole ñàkk ndox moom moo ñu rey. lu ni mel moo waral askan wi sàkku ndimbal ci nguur gi. état it lu mu ci mën rek xanaa bu ñu mën a dimbale ci yàlla waaye moom li ñu nekkale moom ndimbale yàlla rek na ci mën a dolli ak ci waaye man def ci rek ñi ñëw jàpp ci na mu gën a gaawee jàppale. ci diggante altine talaata ak alarba lakki ci diwaanu Kaffrine mi ngi fës lool gannaaw bi mu alawtikoo dëkk yi di Koungheul Santhie Kër Serigne Awa Baron ak Amdalaay Kaffrine Omar Ndiaye RFM. Omar Ndiaye beneen lakk bu ñu signalé léegi fii ci Petersen dañ fay dem fekki fa Maldiane maa ngi lay nuyu. Seydou maa ngi lay fay. ndax yaa ngi ca bërëb ya. waaw maa ngi nii jàkkaarloo ak lakk gi. ay magasin la ñoom ñoo lakk boo passé rek ale Papa Gueye Fall. wetu juste fu ñuy jaayee pono yi. foofu nag ba léegi nii waxante gi ni maa ngi ñii di seen flamme yi. muy jay ak saxaar su ñuul su bëri. nit ñi nag ñu ngi jaal def seen kéem kattan di sànni marchandise yi ci biti pour mu génn lu ñu ci mën a rëcc daal ñu rëccal ko ci. mais fu mu toll nii moom gisaguñu daal maîtrise boo xam ne maîtrise dinañ ko safara bi nit ñaa ngi ni nag di daw ku ci nekk di daw di dugg di génn ak chinois yi. pour jéem a daal muccal sauver le maximum possible de marchandise mais. lakk moom tubaarkàlla jóg na ba ca kaw a kaw. ndax yaa ngi fay seen nit ñi di sapeur pompier yi ndax yàggul sax marché boobee lakkoon na yàggul dara. waaw lakkoon na yàggul dara. mais fu mu toll nii gisaguma sànq seen naa benn oto pompier ma nga taxaw fële grande mosquée la taxaw. xam naa nag dafay daal di lijjanti pour mën a yegg si na xam nga foofa tam daam embouteillage bu xaw a saar loolu sax. fii nag lakk yi sax nag foofu sëñ Nour moo jàkkaarloog bâtiment bi nga xam ne fa la ñu luye woon pour dugal fa lu bëri si gouvernement yi. jaajëf Malal kon xam naa boo fa yegg rek ci kanam dinañ ci am ñu ci gën a leer ci kanam boo yegg ca bërëb bi incha allah. aywa Malal Diagne ci ñor jaajëf juróom-ñetti simili moo la ci juróom-ñetti waxtu. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. askanu Jaxaay ci département bu Rufisque ñoom nag ñu ngay fàttali président Macky Sall digg yim fa defoon gannaaw ba mu amee victoire. foofe na nga xam ne bañ ko fa ba mu fa ñëwee woon def na fa dal ay diggé maanaam lu ci mel ni joxe ay titre de propriété ñeel ñi am ay kër yoo xam ne ba tey kenn fay guleen ko buñ ko nag xaymaa mu ngi toll ci fukki milliards ak ñaati suñuy koppar reportage Abdou Diouf Diagne ci boobule commune bu Jaxaay. Pendant la campagne électorale, Macky Sall avait promis de régler le statut des maisons de Jaxaay. Une annonce. dañ ci ñëwaat ci wolof di reportage yu Abdou Diouf Diagne jëm ci askanu Jaxaay ci département bu Rufisque na di fàttali kii di président Macky Sall digg yim fa defoon jëm nag ci jox leen ay titre de propriété maanaam ñeel ñi nga xam ne daal dañoo amoon foofee ay kër ñu war leen ko fay buñ ko nag xaymaa mu ngi toll ci fukki milliards ak ñaar. ci suñuy koppar dinañ ci ñëwaat laata xibaar yi di jeex waxtaane jàmm foofu ca Casamance nag ci jamono jile am na ay xale di ay tout tànk yoo xam ne seen i baay ay combattant lañu foofee ca MFDC li ñu nag bëgg mooy yëkkati ci ay kàddu wax si Badiama am fa ndax dañoo jàpp daal ñoom wala leen xajal ba ñu mën a waxtaan ak ñooñu nekk foofu ca MFDC Lamine Ba. ñi nga xam ne ay ndaw lañu te seen waajur yi bokk ci mouvement des forces démocratiques bu Casamance yëkkati nañ ay kàddu sàkku ci kilifa yi ñu gën a dugal seen loxo ci wutum jàmm ji nga xam ne nag moom la ñu amal fii ci Casamance nee nañu bu kilifa yi tàmbali wutum jàmm jooju ba léegi daanaka nanguñ dugal loxo li nga xam ne nag moo di ndaw ñi Zita Goudiaby bi moom moo jiite mouvement M3K boobule. dem nañu waxtaan ak ñoom déglu nañu ba léegi 2012 ba léegi gis ngeen ni jàmm rek moo am Casamance maa ngi jaajëfal Macky Sall nekkoon ni nam ñu dimbale ñun doomu Casamance dañ koy ñaan jàmm ji continuer noonu bu mu découragé bu mu xaddi moom nitu jàmm la te dama bëgg tamit mu dugal doomu woy fipp yi ñun doomu Casamance yi jeunesse bi nañ leen dugal ci affaire bi comme ça ñun ñooy dem ba ci àll bi comme ni nga ko yàggee wax dina yàggee def pour ñu def waxtaan ak suñu papi yi ñu génn si ñu toog ñu def benn. ñooñu nga xam ne nag ay doomu combattant yu MFDC lañ nag nee nañ jamono ji nangu nañ ne ñii di médiateurs yi am na liggéey bi nga xam ne nag amal nañ ko waaye jot nañ ñu bàyyi ndaw ñi it ñu wane li nga xam ne nag moom la ñu mënee. jot na tamit suñu yaay yi ñuy di jaajëfal bu baax a baax ci wutum jàmm Casamance bi mooy plateforme des femmes bi ak suñu papi yi mooy cadre Casamance yi léegi nag il est temps aussi que nous jeunesse de la Casamance ñu jël le relais
ñu jàppali leen ci wutum jàmm ji ndax xale bu loxoom setee mënu dog mu bokk ci mag ñu defar Casamance bi ñun président bu ñu amee confiance ci ñun xale Casamance yi mu jox ñu lii ñun moom dañuy dox ba foofu dañ fay lekk ak ñoom fanaan ak ñoom waxtaan ak ñoom ñu ñuy déglu. ndaw ñi yëkkati nañu yeneen kàddu sàkku ci kilifa yi ñu fexe ba amal ab programme bi nga xam ne nag dafay jàppale combattant yi nga xam ne bëgg nañu génn ci biir àll bi ñoo bëgg bokkaat ci biir société bi lee Lamine Ba Ziguinchor rajo Futur Média. ñëwaat ci reportage yu Abdou Diouf Diagne ci commune bu Jaxaay foofee nag ñu ngay fàttali kii di président Macky Sall digg yi fa defoon ñeel ñi nga xam ne daal dañoo amoon ay kër mu war leen joxaat ay titre de propriété buñ ko na xayma mu ngi toll ci fukki milliards ak ñaar ñu déglu reportage bi. ci campagne électorale bi Macky Sall dafa xamle woon ne dana daal di régler problème mu kër yi nga xam ne nemmeeku nañ ko sa Jaxaay muy nag dige goo xam ne am nag njeexantal ci élection yi ndax coalition bi ñoom ñoo gagné foofu nga xam ne PDS moo daan jël ndam lii léegi nag askan wi di sàkku ci njiitu réew mi li nga xam ne digoon na leen ko mu daal di koy jëfee Diène Ndiaye responsable politique la fa. dossier boobu liñ si wax mooy ñi nga xam ne ñoo ko yore muy waa SNHLM muy autorité administrative yi commission bi ñu samp ko ñu ñëw fii toog Jaxaay délégué de quartier imam yi responsable yi si nekk dem jëli seen titre parce que nag warul nekk ne dañ doon waajal campagne ñu def ko campagne ba jeex ñu delloo dossier bi confirmer que na fii si meetingu départemental bi wax décision bi. Jaxaay dafa ñàkk tamit ay jumtuwaay looloo tax ñuy wax njiitu réew mi mu gën leen a bàyyi xel. le plan d'action prioritaire phase 2 PSE bi Promoville Puma président Macky Sall dina def jéego yu am solo Jaxaay nag priorité yi mooy tali bi assainissement bi électricité bi eau bi hôpital bi moyens de transport yi services sociaux de base yi éducation bi ak fi nga xam ne nit mën na faa dem liggéey les marchés les lycées. Diène Ndiaye di coordonnateur bu cadre unitaire républicain daf doon daje ak délégué des quartiers yi nga xam ne ñoom ñoo nekk sa Jaxaay ngir sargal leen ginnaaw ba coalition Benno Bokk Yaakaar amee ndam ca commune boobelee RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. gannaaw ba mu génnee àddina ñaari at tey Sénégal di fàttali kii di Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum nekkoon juróomeelu xalif général des Tidiane nag mu génne àddina 15 mars 2017 15 mars 2019 tey kon muy ñaari at ba tey nag ñu koy bàyyi xel rawatina sax ñii di daayira Moustarchidine wala Moustarchidaty Pape Balla Gueye. soo bëggee jàng diine danga koy mëtal waaye bu ñu la ci jàngalee dara nga for. ñaari at a ngi nii gannaaw ba Al Maktoum dëddoo ñu gënoon ko xam ci Cheikh Ahmed Tidiane Sy moom mi nekkoon kilifa diine daanaka kenn du ko fàtte gannaaw ay kàddoom ak ay waxtaanam yoo xamante ne ba tey mu ngi des ci xel yi lee mu judd ci atum 1925 nekk doom ci Ababacar Sy xalif des Tidiane ci atum 1922 ba 1957 Al Maktoum ñu koy dàkkanteleeg ku mystique doon na koo xamante ne ku bari woon xam-xam la ba muy am lu tolloog fukki at ak juróom benn ci la daal di bind livre am bu njëkk duppee ko Les vices des marabouts teg ci l'inconnu de la nation sénégalaise El Hadj Malick Sy cib dundam daanaka ci la defaroo bu baax a baax donte amoon na ci yenn ci ay gàllankoor ñu daal di koy teg loxo ci régime Abdou Diouf daanaka moom nag liggéeyam lépp mu ngi ko tënkoon ci mbirum njënd ak njaay wàllum transport ak secteur industriel bi lee ñu daal di koy tabb mu nekk xalif général des Tidiane gannaaw ba Serigne Mansour Sy borom daara ji noppaloo ci 9 décembre 2012 Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum moom mi nga xam ne moom moo nekkoon chef bu daayira Moustarchidine wala Moustarchidaty gannaaw ba mu lëloo ci atum 2011 daanaka génnaatul woon ba na mu génnee àdduna ci fukki fan ak juróom ci weeru mars 2017. biti réew Nouvelle-Zélande ca Océanie la nekk nag foofee ay nit yor ay ngànnaay ay fetel ñoom ñu dugg ci ñaari jàkk daal di fa faat ñi fa ñëwoon julli neen sax ëpp na ñeent fukki bakkan yi fa root police nag mi fa ñëwoon dafa sax mujjee ceinture boobule gox mu sax wax ne am na ñu teg loxo ci jamono jule bokk na ci ñetti góor ak benn jigéen. kii nag di premier ministre bu Nouvelle-Zélande dafa daal jàpp ne kii am ni nu mel ab terroriste la. RFM Sport. Georges Dese Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Seydou Nourou Ba. tàggat yaram lu ci gën a fës. dañ koy door rek Jeux olympiques spéciaux yi amee ca Abu Dhabi Sénégal yi nag tey daañu sóobu ca compétition ba équitation ak tennis de table la ñuy dooree Jeux olympiques spéciaux yooyu ci Sénégalais yi ca tennis de table góor ñi fas yéene joué ci li ñu duppee en simple eggee nañ nag ab laaj ki nga xamante ne moo di Assane Thiam ndax atletu Sénégal yi am nañu chance am ay médailles ca Abu Dhabi lii mooy tontu directeur technique bu spécial olympique mu jox ko ceeg Abdou Diouf.
xale yi dinañ def li ñuy wax équitation mooy benn xale la bu tudd Alkali Diouf moom moo def équitation te dina def li nga xam ne mooy divisionning loolu moo koy permettre mu xam ni ban catégorie lañ ko mën a boole ci fas yi mu war a yéeg ak yu mu tam comme tàmmuloon fas yi te fas yi dañu ko abal fii si lay essayer suba def ak yeneen moromam def ay course suñu paree ñu yóbbu leen ku nekk ak sa groupe bi nga xam ne moom nga gën a méritool à part ça dinañ am tamit waa tennis de table yi nga xam ne ñaari xale yu góor yi ñoom ñoo war a génn suba pour def seen tennis de table mooy li ñuy wax am na ñuy def double am na ñuy def simple waaye suba xale yu góor yi muy Abdou Aziz ak Rasoul ñoom simple la ñuy def kon donc pour l'instant suba loolu moo fi amagum pour ñu xaar football bi ak natation bi ak athlétisme yi ñu soog a dugg ci compétition yi après samedi daal mais li ci ëpp samedi daal la ñuy dugg peut-être ñëpp am nañu chance am médaille ça dépend nag ci jour ji lan la ñuy indi parce que mën nga ñëw am chance ci ñoom nga ñëw ba jour bi ñu yor beneen comportement tamit loolu lépp tamit mën na nekk ay points yoo ay paramètres yoo xam ni doo ko mën a maîtriser jour compétition donc nga koy mën a maîtriser quoi moo tax chance médaille daal vraiment espérer nañ daal yëg ci kaw podium bi daal. ñu xaar fan la wanante mu jékki gëtëm waaye jàpp leen ni ubbiteg Jeux olympiques spéciaux yooyu démb la woon démb ci ngoon ci Abu Dhabi njiit réew mi Macky Sall fekkee woon na ko dendoon nag ak ki nga xamante ne moo di Émir Ba. ñu waxtaan léegi ci Ligue Europa. waaw Ligue Europa ak Kalidou Koulibaly ak yeneen i sénégalais yi nga xamante ne ñoo ngi ca sóobu woon ñoom daanaka mën nañoo jàpp ne seen i compétition jeex na Mbaye Niang ak Ismaïla Sarr mujjeewuñu qualifié ndax seen i équipe dañ ko dóor démb ñetti bal ci dara Arsenal moo ko def nag te match aller ba ñoom ci seen wàllu bopp ñoo gañe woon ñetti bal ci benn Diao Baldé Keita moom dugalul ci ndaje mi nga xamante ne amaloon nañ ko ak waa Francfort ñooñu ñoo mujjee dóor waa Inter benn bal ci dara ca aller ba kenn dugalul woon ndam demut woon ndam dikul woon benn Sénégalais bi nga xamante ne mooy dem ca quart de finale yooyee moom nag Kalidou Koulibaly la défenseur bu Naples donte sax démb footballul équipe am nag dañ ko dóor ñetti bal Red Strasbourg dóor ñi nga xamante ne ñoo di Naples dugal benn bal waaye ak défaite boobee yëpp waa Naples ak ñoom Kalidou Koulibaly qualifié nañ ci quart de finale jàppale ni itam yi résultat Villarreal ak Zenit 2-1 Dinamo ak Chelsea moo ko dóor juróomi bal ci dara Krasnodar ak Valence ndam demut ndam dikul Salzbourg moo dóor Naples wax nañ ko sànq ñetti bal ci benn Schalke ci wàllu boppam nag moom dàq na entraîneur bi di Domenico Tedesco gannaaw bi ka Manchester doore juróom-ñaari bal ci dara juróom-ñaari match la am te amu ci benn victoire ca championnat bu Allemagne club bi nag am ñeenti poñ li ko tax a dugg sax ci zone bi ñu duppee zone rouge ñi nga xamante ne boo moytu dañ leen di relégué moom daal ci juróom-ñeenti journée loolu bëri wut mu di nag saison bu gën a doy waar bi Schalke def 1982 ba léegi donte sax daaw moo jëloon ñaareel ba ca championnat ba Paul Scholes moom itam démissionné na gannaaw fanweer ak benn journée yi mu nekkoon ci entraîneur Oldham Athletic benn club bi nga xamante ne moo nekk ci ñeenteelu division ba foofee ci Angleterre loole nag li ko waral ñu ne ay jafe-jafe la am ci taxawal ay œuvre am maanaam ay choix am maanaam ay tànneefam ci wàllu football Seydou Nourou Ba dañuy dem nag addu ci Ligue 1 bu Sénégal football la champion en titre bi Jaraaf la waaye jamono ji biram daal kenn xamut fan lay taxaw ndax Jaraaf bu Dakaaru tegale na ñaari défaite te premier partie bu championnat bi daanaka day yéeg ak a wàcc rek loole nag ki nga xamante ne moo di entraîneur ba di Malick Daaf ne problème mu mentalu joueur am yi la donte sax am na li nga xamante ne moom lañ bëgg ci championnat yi ba léegi Ndongo Ka ak Marème Mangara demoon nañ fekki entraînement bu Jaraaf démb. merci pas mal de. gannaaw ñaareelu défaite bu Jaraaf bu Ndakaaru daal di tegle ci Ligue 1 bi joueurs yi nag daal di gontu dem ca entraînement. c'est pas normal waroo woon laal bal bi. travail la. bu ñenn ñi nekkee ci décrassage ña ca des ne ci terrain bi di jouer ak junioru équipe bi entraîneur bi toogat adjoint am di superviser nag li di séance d'entraînement bi moom Malick Daaf di jàngat jafe-jafe yi nga xamante ne ni moom la équipe am bi jànkonteel jamono ji ba deux ba défaite yi ñu tegle on pouvait l'éviter ah équipe yi jógee ci Coupe d'Afrique yëpp boo xoolee seen saison dafa métti mais ñun suñ saison
métti na mais taxu ko métti comme niñ ko yaakaaree première journée ba fi ñu toll ñun mosuñu jege sax su suuf ñun ñu ngi xool diggante 4e 5e 6e ay match ñu war a gagné jël ay 1 point peut-être loolu moo énervant. Jaraaf bu Ndakaaru ba ñu ko éliminé ci compétition africaine yi boobaak léegi nag muy mel ni équipe bi yooyu lekk lajj da koo bàyyeegul loolu tax nag Malick Daaf ngir indi ci saafara daal dee dajale ay ndawam nag daal dee waxtaan ak ñoom. li ñu defoon daaw dañ ko war a fàtte ñu xool li ci kanam man daal je pense que ci liggéey daal la ñu mën a delloowaat fa ñu nekkoon bon après le match nag on a fait une réunion ici waxtaan na ak ñoom bu baax. googu lekk waxtaan joueurs yi nag jàpp ni lépp leer na te am na it feneen fu mu leen yóbbu Youssouf Paye di milieu excentré ci équipe bi Mactar Kanté moom it arrière droit la. dinañ gën a concentré wu ci match yi di ñëw boo gagné Douane gagné Sonacos rek dina ñëw incha allah. daaw dañuy ñëw benn instant gars yi gëmuñu woon ne moom mun nañ jël championnat bi waaye après bu ñu toogee décidé ñu xam ne carrément championnat bi mun nañ ko jël. ci geneen ko wàll Malick Daaf gis ni équipe bi mi ngi ci ay jafe-jafe naam waaye terewul la mu gis moo di am na njàppale club bi te li koy firndeel moo di contrat ñaari at yi ñu ko mujjee signéel. jërëjëf Ndongo Ka fàttali itam ni Seydou Ligue des champions ak Europa League bu Europe tirage au sort bi gannaaw bi ñu jógee ci 8e de finale yi tirage au sort pour quart de finale yi tey jii la ci suba. Georges jaajëf ñu dellu Petersen fekki wat fa Malal Dan Junior maa ngi lay nuyuwaat. Seydou maa ngi lay fay. dafa mel ni lakk bi fi am dafa gën a garaaw de. waaw Seydou parce que boo xoolee léegi dañoo taxaw jàkkaarloog fi ñuy nekk ñi dañoo jàkkaarloog safara si. moom mooy boo wëree rond-point bi rek fi nga xam ne mooy dugg noonu si biir. daanaka tant yi nga xam ne moom nekkoon fi ak mbaar yi nekkoon fi yëpp tàkk na. Malal ba fii ñu nekk sax ñun fii ñu ngi ko fii seen. waaw saxama asamaan si nag dafa ñuul kuk ndax saxaar bi. am na benn kër bu ne foofu ñu ne am na ñoo xam ne fa la ñu dëkkoon xamuñu ni ndax génn nañu wala génnuñu. mais li wér mooy safara si daal moom dafa mel na ndox muy walangaan rek. di lakk jëm si li nga xam ne moom moo di mbaaru. marchand yi nga xam ne ñoo nekkoon fii ci Petersen lakk gaa ngi dox di ñëw. daanaka léegi on est à 2-3 mètres maximum fi nga xam ne moom moo di rond point bi ba fi dañ koo tëj sax léegi nii. sapeur itam gis naa fii kilifa yi ñëw nañu mais gisuma oto yi. ñu ngi daal dëgg-dëgg am nañu jaaxle ñu ngi wootee wàllu. ndax nee nañu daal safara si ni muy doxee nii di dem bu ñu ko teewlee dina lakk lépp loo xam ne nekk na fii. te yow foo taxawee au juste fi nga taxawee jege na marché bi. man maa ngi ci buntu ci kaw rond-point bi laa taxaw. ci kaw rond-point bi ci kaw rond-point bi. man ak commerçant yi nekk fii dañoo dawale seen bagage yëpp tokk ci ay saaku. lu ci mën a génn rek ñu génnee ko tekk ci kaw rond-point bi. waaye safara si moom mooy dox di ñëw. nit ñi ñooy dellu ginnaaw mais safara si moom mu ngi dox di ñëw. kenn mu ko téye police bi saa leen fi léegi ñëw nañu. sapeur aussi ñëw nañu mais ñoo nañu daal ñoo ngi xaar ay oto yu war a ñëw. pour dolli leen renfort. nañ def lu gaaw nañ def lu gaaw fu mu toll nii moom Seydou Nourou ale bi yëpp lakk na ba jeex tàkk. nañ def lu gaaw laata mu fay gën a garaaw Malal ci kanam incha allah. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. xibaar yi Thiada Kana Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi alarba ci guddi yi ñi yëngu ci wàllu aada sargal nañ ñaari cinéaste sénégalais yi nga xamante ne ñoom ñoo jógee FESPACO ak i raaya muy Khadijatou Sow ak Angèle Diaban xew-xew yi amee ca maison de la culture Douta Seck ci teewaayu kilifa yi nga xamante ne ñoom la ñu dénk wàllu aada ci Sénégal mu nekkoon ab soirée boo xamante ne dañ ciy profito ngir gën a waxtaanee place u jigéen yi ci biir cinéma. Marema Diop. soirée bi ñu daldi leen koy jagleel Angèle Diaban ak Khadijatou Sow sargal nañ leen lu toll ni lañu def ca FESPACO 2019 ñaari poulain prix meilleure réalisatrice CEDEAO ak ACP li kat jar na feetu. réalisatrice bu court-métrage bi ñu tuddee une place dans l'avion di wane mbégteem Khadijatou Sow. am na prix ACP daf may permettre ma promouvoir film bi diffuser ko un peu partout pour suivre chemin am. ak titram bii di meilleure réalisatrice ci espace CEDEAO ak film fiction wam bu njëkk Angèle Diaban di wax ni nopp na ngir soobu ci yeneeni aventure. maa ngi réaliser film bu ñuy wax Un air de Cora dañoo bëgg ko FESPACO am ci ñaari ndam ku yombul woon mais tamit tey kontaan naa parce que yàlla indil nañu ndam. mu nekk ndam ngir jigéenu cinéaste waaye itam mu nekk ndam ngir Sénégal loolee di gis-gis bu ministre de la culture di Abdou Latif Coulibaly mu teg ci seeni conditions de travail dina ko yokk bu baax. ñaari jigéen ñoo gagné xam ngeen aussi at mi ren ci cinéma atu jigéen ñi la parce que benn góor gagnéwul danaka lépp jigéen ñee ko gagné gàcce ngaalaama lépp luy aar rek cinéma numérique cinéma lépp soobee yàlla fas nañ ko xool. cinéma sénégalais mu jéggi suñu ay frontières loolee mooy bëgg-bëgg suñu jigéen yi.
ca Thiès nag manufacture sénégalaise des arts décoratifs daal dina dalal ambassadeur bi toggal Luxembourg fii ci Sénégal Nicole Pinar-Bastien lay wuyoo moom soxna si nee na dina def kent lay kattanam ngir daal fexe ba partenariat am ngir tàggat ndaw yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ca manufacture googule daan ci waxtaan ni mu gën a yaatu suba incha allah ak Cheikh Anta Diop ci seen magazine bi ñu jégleel aada ci RFM xalam ba suba ak jàmm. RFM li ci yéene kaay waaw turandoo karo bu baax nu muy mel. soo jëndee karo yu baax da ngay poser premier ba dernier karo doo ci gis défaut benn karo du fell bay toj gondole moom waxaale wu ma ko couleur yëpp ay nuroo dimension yi méngoo te saa suñ koy nettoyer dafay gaaw a set te du naan ndox taw ak naaj mënul ci moom dara te produit d'entretien du ko soppi. waa li nga fi wax yëpp fan laa ko mën a amee ci karo. fenn rek seen karo Kër Khadim. seen karo Kër Khadim moo leen di may seen revue de presse téléphone 33 859 40 40. yéen a kaay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Macky Sall dara frege ñeentewu ko jamono ji ñu toll l'observateur nañu fi ñu toll ñoo ngi koy xaar mu def prestation de serment ngir tàmbali mandaam bu bees bi waaye moom Macky Sall ma ngay tukki di dégg jàmm ma nga woon ca Dubaï tey ji la fay jóge ngir dem ca Maroc dafay noppalu ji dana fa xalaataale it ni muy tëralee gouvernement bu yees bi l'observateur nañu ca gouvernement boobee ñett la ca taamu compétence efficacité ak accélération la tribune nañu coow li lëmbe dëkk bi fan yi mu di waxi tas assemblée nationale waxi couplage élection législative yeeg yu locales yi ba ci mbiri troisième mandat bu Macky Sall journal bi la mu ci gis moo di faux débat wax ju amul bopp amul genn gu ñuy law-lawee ak détaawee ka ëcc dialogue bi mu woote moom président Macky Sall Sud Quotidien xëy nañu xamal ne bu moytul dana ca wéet sa ndax ñi fara ci opposition bi dañu ko buude dañu ko du mooyu maître Madické Niang mi du mooyu poste député ba mu amoon ci assemblée nationale mi ngi ci Vox Populi moom maître Madické Niang nee na gisul lu war a tax muy ngoy ci poste député te ba mu bëggee bàyyi yàgg na Abdoulaye Wade moo ko ñaanoon ngir mu téye ko Madické ne loolee ko bàyyi woon ci assemblée nationale Madické bàyyi na doonatul député l'observateur mi ngi ñuy leeralal kan mooy jël place am ak it ana ci yenn anam la ñu koy wutoo enquête dina kay nañu maître Madické Niang gannaaw ba mu démissionné ci assemblée nationale fan yi di ñëw dina taxawal parti politique gu boppam wàllu ndox mi ci boppam moom la enquête dina kay xëy joxata mu njëkk ak it mbiri contrat d'affermage bi yéextaange gi ñu nemmeeku ci joxe ak marché bi moo waral enquête dina kay gis ne mbirum ndox mi casse-tête la dogal bi bàyyeeko ci waa ARMP di autorité de régulation des marchés publics ba xañ waa Suez marché bi enquête gis ne am nag lees waxul gu ci am ciment beek li ci am mu di njëgu ton gi ñu yokk ci réew mi quotidien nee nañu Aliou Sarr ministre du commerce jël na ci matuwaay freiné na jaaykati ciment yi yokk gi ñu yokk njëgu ciment gi réew mi quotidien nee nañu neexul kilifay réew mi ànduñu ci ñu ànd ci le quotidien seeti américains yi joxe seen xalaat ci droit de l'homme ak ni muy doxee ci réewum Sénégal yéenekaay bi nañu département bu Amérique ab rapport la def ci wàll wi di rapport ñaar fukki page ak juróom-benn ñoo ngi xamle ca rapport ba ne donte état bu Sénégal moo ngi defi jéego ngir gën a sàmm àq ak yelleefi nit ñi mu di seeni droit terewul yëf yi des na fi mbir yi tàgge bokk na ci enquête yi ñuy def te yu ci bari duñu mujj fenn ñu dem feneen ngir wax ci leneen Soleil national étudiants yi réew mi ak seeni bourse la xëyee mi ngi ñuy xamal ne atum 2018 état bi fay na 66 milliards ci ay bourses d'études ñu séddale ko lu mat 100 267 étudiants bu jigéen bi ñu fi rayoon bu yàggul ci Angleterre di Lalla Camara l'observateur mi ngi ñuy xamal ne waa ji ñu tuumaal ci ak faatom di Moustapha Dia weddina tuuma yi ba mu set wecc nee na rayul Lalla Camara. waaw turandoo karo bu baax nu muy mel. soo jëndee karo yu baax da ngay poser premier ba dernier karo doo ci gis défaut benn karo du fell bay toj gondole moom waxaale wu ma ko couleur yëpp ay nuroo dimension yi méngoo te saa suñ koy nettoyer dafay gaaw a set te du naan ndox taw ak naaj mënul ci moom dara te produit d'entretien du ko soppi. waa li nga fi wax yëpp fan laa ko mën a amee ci karo. fenn rek seen karo Kër Khadim. seen karo Kër Khadim moo leen doon may seen revue de presse téléphone 33 859 40 40. mbokk jàngeen jëf xibaar yi buur na waaye dañu dem foofee ca Petersen fekki waat fa Malal Jansen maa ngi lay nuyuwaat bu baax a baax. maa ngi lay fay Seydou. fu yëfi toll lakk bi. lakk gaa ngi nii mais pompiers yi indi nañu ay renfort indi nañu ñetti oto yu mag yoo xam ne ñu ngi soog a ñëw léegi ñu yegg si noonu. fekk fii yi fi nekkoon gis naa léegi gars yi ñu ngi tàmbali di xëcc raakool yi encore. pour dogaale li nga xam ne moo di lakk gi parce que lakk gi dafa jógee ca biir. ñëw na ba ci rond point bi. nit ñi nag dañu leen a obligé reculer loo. am na sax ñoo xam ne ñu ngi dem di xëccale pompiers yi ay raakool pour ñu mën a soppee li nga xam ne moom moo di lakk parce que lakk gi ñëw na ci kaw tali bi jóge na ci biir ñëw ba ci rond point bi on est à deux mètres wala 3 mètres maximum du rond point lépp loo xam dafa nekkoon ci Sédhiou Nourou ci wàllu ay tentes yoo xam ne gars yi dañu fi doon jaay lakk gi taal na ko ba mu jeex tàkk
yëpp jaxase na ko cantine yaag table yi nekkoon ci kaw tali bi yëpp jaxase na ko ba noppi nag problème bi mooy gars yi dañoo jël seen marchandise yi sànni ko ci kaw tali bi pour sauver ko loolu moom moo gën a baare li nga xam ne mooy circulation ba pompier dañoo obligé wëri gaz sant interdit pour mën a ñëw fay lakk gi mais ba léegi daal lakk gaa ngi nii ñu jàkkaarloo safara saa ngi nii di jox ba léegi mënu ko fay. ñàkkul malal nga gis ñoo xam ne ci xaw a yàqule ci commerçant yi. waaw fu mu toll nii nag gars yi li ñu gën a yitteel fu mu toll nii mooy ku ci nekk daal loo mën a sauver sa place da nga koy sauver sa place parce que dañ ko dañoo dajale seen marchandise yëpp diw ko ci kaw rond point bi nga xam ne moom moo nekk en face Petersen léegi nag ku ci nekk yaa ngi jéem a seet naka ngay takkee sa saaku jéem a rawale sa alal ndax itam xam nga ay baana la ñu bëriwuñu doole dañuy li ñamaakas ñëw dañuy góorgóorlu pour mu yokku moo tax ku ci nekk daal fi mu toll nii yaa ngi jéem a lijjanti noo defee ba akas lëf ci li nga yoon jaay nga mën koo yenu rawale ko après nag ñu soog a xool li ci topp nu ñu koy defee mais daal li wérte mooy fi mu toll nii safara sax moom pompier tàmbali nañ di ci sotti ndox jug nañu matt yi jug nañu bant yi fi des ñi ngi arrosé garab yeeg yëpp lakk nañu gars yi tàmbali nañu di roose xëy na nag fi léegi ay simili xëy na mu tane mais li wérte daal mooy lakk gi moom ca biir la jógee ba ci côté bi lépp lu mu rek ci yoonam jaxase na ko jàll mu ngoog malal kon muy lakk bu métti bu am foofe ca Petersen fi ci Ndakaaru di sax ay lakk yoo xam ne gis nañ ko fan yi moo xam dem ca Kaffrine yàq fa lu bëri foofee sax la ñu des ngir waxtaan ak yéen ci lu jëm ci kàddu askan wi maanaam lakk yi la moo ci seen gis-gis ak lan moo koy mën a waral. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. alhamdulilah bisimilah kooku. Seydou Nourou Ba. waaw. El Hadj Aline Wilane Guédiawaye Sam Notaire. maa ngi lay ziar bu baax a baax. maa ngi lay delloo ziar bu baax Seydou Nourou. macha allah. waaw maa ngi masawu sama mbokki waa Petersen yooyu. wax dëgg yàlla mu doon lu métti ndax yaakaar naa lakk gi fa mujjee jaar boobaak léegi boo ko xaymaa paasewul juróom benn weer. maa ngi ko doon wax sànq rek yàggul. wallaay ndeysaan te mu nekk ñu nga xam ne tey maanaam match boo gis dina am ay première division deuxième division man ma jàpp ne ñoom ñooy deuxième division wu commerçant yi ndax tey maanaam comme ni ko Olof Njaay di waxee rek maanaam borom maanaam magasin boo gis rek borom jaaroon na ci ambulant mu nekk lu am solo wax dëgg yàlla ma leen di ñaanal yàlla na ko fi yàlla yemale te ñi nga xam ne ñàkk nañu ci yàlla na li yàlla wutalal lu nga xam ne tey dina gën a kowe seen njort may wax rek ne mbir mi li Olof Njaay di wax ne bu ndox tuuroo an bàq moo des man dama jàpp ne mbirum lakk yi ci wàllu marché yi jot nañu xool ko lu mel ni restaurant yi nga xam ne day nekk ci biir marché yi ñu gën ko organiser tey restaurant tamit mënul ñàkk ci marché ndax tamit jàpp naa ne tey kenn ku ci nekk rek bu heure lekk jotee di nga soxla lekk mais ñu organiser ko noo xam ne maanaam restaurant yi bañ a féetoo fi nga xam ne day jënd ngelaw marché bi te aussi ñu organiser leen ñu nekkee benn côté waaye da ngay gis magasin boo xam ne day takkaloo restaurant te gaz tamit ku ne xam ne ne gaz chaque instant bu ne mën na def accident aussi tamit ak branchement clandestin yi jàpp naa ne fii nga xam ne tey yaakaar naa Senelec fi la toll tey nga xam ne tey wàllu compteur na mu doon jëfee nga xam ne compteur soo ko daan ut di nga ci def lu ne te balaa koy am di nga sonn aussi di ci dépenser ay xaalis yaakaar naa pour ne benn 5000 francs rek boo ko déposé mën a am contre yaxanam am contre carte kon jàpp naa ne tey branchement clandestin ci boppam tey jàpp naa ne tey waa Sénégal mën nañoo taxaw tere lu mel noonu aussi ànd ci ak ministre de l'intérieur aussi mu taxaw ut ay police yoo xam ne tey ak li nga xam ne moo daan am ni delloo siwaat ko muy police municipale yi nga xam ne dañ daan nekk ci biir marché yi ànd ak délégué marché yi ànd ak surveillant marché yi surveillant marché yi tamit taxaw ba nga xam ne lépp loo xam ne gis nañ ko loo xam ne tey du am sécurité ci marché bi ay xale yoo xam ne na ma yàlla baal dañuy nekk di yenn ci biir marché yi di gees di jëfandikoo ay safara ci jamono sedd bi di ko jaaru yooyu yëpp ñu def ci ay ñu def ci ay taxaw seetlu yoo xam ne yaakaar naa loolu tey dina gën a wàññi li nga xam ne tey mooy incident yi am ci marché ndax kat marché ak safara moom wax dëgg yàlla safara moom xalaa kulaarin boo lakkalee tey tamit xalaa kulaarin mooy àndandoo boo xam ne nit mënu koo bàyyi gannaaw tey mun na laa def tuuxi doona te boo fi jógee léegi nga soxla ko kon jàpp naa ne kon loolu
di ci utal sécurité ba nga xam ne di ci wéyee bu baax ba nga xam ne incha allah yàlla dinañ ci mën a musal loolu moo ëpp solo wasalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah jaajëf ñu yendu jàmm ba tey ñu leen xaar ci ligne bi ci 88 628 14 14 la moo seen xalaat ci lakk yu ñu faral di gis fan yi salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi lay ziar sëñ bi. delloo ziar bu wér-wér. tur beeg fay wootee. waaw man de maa ngi wootee si Tamba. ci lakk yi rek laa. bisimilah. allo dem na bu dee am na keneen ku nekkaat ci ligne bi ci 88 628 14 14 waxtaanee ci lakk yi asalaamaaleykum. waaleykum salaam. bisimilah. sëñ bi man la Maat lu maa woowee gu gobaak ci région Kaffrine. bisimilah ci waxtaan wi. waaw man de lakk yi nga xamante ni mooy faral di am fii ni ci région Kaffrine yaakaar naa ne chaque année lakk yi bëri na bëri goo xamante ni sama mbokk yi nekk ay baykat dañuy xaw a fooy sa safara daal loolu mooy li ma gis nga nag lakk yi li ci gën a bëri bu fekkee ne par exemple fii fanweeri lakk am na fii ñaar fukki ak juróom cuuraay moom moo koy indi kon war nañoo bàyyi xel ci cuuraay yi nga xamante ni dañ koy taal ci biir léegi ba tey tamit soxna yi nga xamante ni ñoom ñooy faral di togg añi léegi suñ toggee ba pare su fekkoon ne saa bu ñuy togg dañuy fay si safara yi ba tey tamit lakk yi du doon demee nii ñu ci bëri nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy teg ataaya ñoom ñooy jël fourne dem tibb ci waañ bi safara léegi nag suñu génnee safara soosu moom mooy jàpp ci sàkk bi bu jàppee nag ci lay dem ci néegi dem ci ngooñ yi parce que soo xoolee dëkk bu mel ne Baaroon fan yi la lakk barki démb la lakk la fa lakk kenn xamul nu mu toll kon ñun baykat yi dañu war a bàyyi xel loolu parce que ñax yi dafa ñëw ba sëcc ci néeg yi te ñaare ñax moomu sëcc ci néeg yi duñ koy bale su fekkoon ne dañ koy bale di respecté safara ñii tibb safara pour ataay ñu bàyyi xel ci loolu yaakaar naa lakk yi fi am dana fi jóge ko ba tey ci wàllu marché Kaolack bi man la ma fay dem ba bëri na marché Kaolack bi ci biir am na foo xamante ni doomu aadama rek laa la wax su fay jaar day wetu puus moom dama ko jël lekk xaju fa da ngay wetu ba pare soog faa mën a dugg loolu su la ko amee ban sapeur mooy mën a ñëw ba foofu mu fay ko te lu mel noonu moo am fii tamit ci marché Kaffrine bii kon nit ñi nañ bàyyi xel ci li nga xamante ni su la ko amee sapeur du mën a ñëw fay ko kon nañ jël place yi ñu xaw a sori wante bu lakk amee sapeur mën a ñëw fay ko ñun ba baykat yi nag nañ gën a góorgóorlu ci safara parce que lii a lakk fii ci région Kaffrine chaque année Mohamed Alimou Ba bëri na bëri goo xamante ni daal war nañ cee bàyyi xel te tamit état bi dafa war a ñëw ci région Kaffrine di wax ak nit ñi mu moytu lakk yi am kontaan naa nag ci seen rajo bi bu baax a baax ak Ndoukoumane FM bi nga xamante ni day jokkoo ak yéen jaajëf sëñ bi di nuyu bu baax waa Kaffrine bu dee am na keneen ku des ci ku nekk ci ligne bi 628 14 14 waxtaanee ci lakk yi ñu faral di gis fan yi ba sax ci jamono ji ñu waxtaanee am na benn lakk bu métti boo am foofu ca Pétas na salaamaaleykum. salaamaaleykum kilifa gi. ñu ngi lay ziar bu baax a baax kilifa bi. Boubacar Diarra la fii si Kees kaay. Seydou Nourou ba ci micro bi. ñoo ngi lay ziar Seydou Nourou. delloo ziar bu baax a baax. di masawu ñu nga xamante ne tey ñooy waayu loru si lakk bi. ndax lii beeg wax dëgg yàlla métti na si réew gi ñu nekk. waaye nag di ñaan yàlla rek yàlla na ko suñu borom yemale fii tey wax ne que tamit nañu xamante ne lakk boo gis ay balaa la te yàlla nañu yàlla defal jàmm musal ñu si balaa yi di am si réew mi ne kilifa yi jóg gën a dolli ñaan ñun ñu nga xamal ñu ne askan bi ñu tàppalaat xol yi te yéenante jàmm te commerçant yi aussi tamit nañu xam ne ñoom seen bérébu liggéeykaay mooy marché bi seen teranga fa la nekk te marché su amee lakk ñoom yaakaaruñu si kenn lu dul sapeur pompier te sapeur pompier aussi mais yaakaaru si ay tànkam yaakaaru si ay loxoom oto bu nga xamante moo def ndox la am yaakaar pour mu dugg am accès pour mun a tur foofu ndox pour loolu fay kon ñu nga xam ne ñoo yore marché yi délégué yi surtout état bi nañuy yomb waxtaan di yombalal seen biir fu nga xamante ne lakk su amee oto sapeur pompier dina am fu mu jaar ñoom it ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ndax fu mu amee ñoom la lañ ci yaakaar di wax ne que aussi tey jii lakk yi di am man damay gis sax même si kër ku tabax kër ba mu jekk def si ay milliards mais inspecteur sax mënoo kaa jënd bàyyi ko si biir kër gi mais nañuy faral di yor ay inspecteur parce que lakk
amaana su fekkee guddi la sax gardien baa ngi foofu mun na lonk inspecteur bi commencé di fay amaana su fekkee ne bëtëg la comme mun a demee nii tey jii su fekkee ne inspecteur jege woon na la moom mu dina si mun dara dama ne lakk yi di am doy na waar nañ ko saytu bu baax parce que mun na andi yeneen i jafe-jafe fii si kees kaay jar nañ dal nañ suñu marché central mais pour oto dugg rek problème la parce que place yaa ngi fépp table yaa ngi fépp maa ngi dégg léegi malal di ko wax ne table yaa ngi lakk mais table yooyu dina ba sapeurs-pompiers daa mujjee jaar ci essence interdit bi en tout cas métti na maa ngi nuyu gendarmerie yi militaires yi sapeurs-pompiers yi sénégalais yëpp di nuyu docteur Ndiaye. jaajëf sëñ bi bu dee am na keneen ku nekkaat ci ligne bi ci 688 620 asalaamaaleykum. waaleykum salaam Seydou Nourou. maa ngi lay ziar bu baax a baax. waaw député Moussa Cissé. député. waaw maa ngi félicité suma frère seen correspondant boobu nekk Ngand Omar Ndiaye. dégg naa li mu wax ci lakk bi xew am da laay mais kenn moom la netti li lakk boobu ni mu ñaawee. def nga ci liggéey boo rafet maa ngi xool nag état bi nag fexe ba ñu dimbali ñooñu lakk ba ñu lakkale. te su lee sekk mi doon wax noonu léegi ab handicapé la. mooy ki ngeen gis muy exposé ci foire bi chaque année ñëw fi di liggéeykat dëggantaan la mais lépp lu ma xamoon jeex na moom sulli seek ak mbokkam ya sëñ bi moo tax na leen état bi dem mu dimbali leen léegi ba dégg ngeen ko naan nee na leen ñàkk ndox moo ko indi état baa nga dem te benn forage ca dànku dëkk bu ñuy wax dànku nga xam ne benn kilomètre rek moo ko am da laay depuis ñetti at gas na forage ba mais def fa sa tëddoo rek pour nit ñi mën a am ndox mënta nekk il faut que ñu fexe dëkk yi am ndox bu ndox wax nañ leen ko léegi nee na bu fa ndox xamoon léegi lakk ga du mel noonu beneen bi mooy fi jigéen ñi di toggee mooy waañi man bi may def campagne foofu ci commune bu Diamagaajo waxoon naa ne nañ fexe ba waañi ñi toggee bu mu nekkati nag ñax dafa jaadootul nag ñu toggee ci waañ woo xam ne ñax lay nekk ak gattax loolu moom lépp état duñ ci man wala maire yi nañ fexe ba seen waañ yi ñu defar ko waañ yi moo indi lakk yi xoolal foofu ñaata millions la moo fa lakk ay millions ci waañ woo xam ne boo ci defoon 300 000 wala 200 000 francs am fooy toggee loolu sëñ bi war nañ cee jóg vraiment maa ngi métti trop lakk yi dégg naa li xew pétaseen noonu encore yàlla nañu yàlla boole dimbali métti na trop quoi jërë ngeen jëf amiin jaajëf député Moussa Cissé jaajëf yéen du jàmm bu dee am na keneen Aliou ku nekkaat ci ligne bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi tur bi mun nga wàññi tuuti rajo bi ñu gën a déggante. man waaw Mamadou Dieng la. Mamadou Dieng bisimilah. secrétaire général bu UNACOIS. bisimilah Mamadou Dieng. waaw dañuy d'abord métti loolu xew. ndax ay commerçant lañ ay membres UNACOIS lañ. vraiment ñu ngi wax Petersen mais démb ci guddi rek suñu benn responsable bu nekk Saint-Louis ñu ngi xamal ni aussi marché bu Ross Béthio marché central bi dafa lakk-lakk bu métti démb. tey ñu yeewu ñu wax ñu problème bi am Petersen je pense que jaadu na nag nit ñi jël ay dispositions par rapport ak lakk yi di xew état bi war na jël ay dispositions mais commerçant yi également war na jël ay dispositions waaye nag li ko war a yombalal ba nga xamante ni ku bëgg a assurer sa magasin wala ku bëgg a assurer marché mu am possibilité pour def ko ci prix bu xéewale bu ko defee sa marchandise nga mën ko aar bu yàqute amee assurance mën la rembourser ndax lii perte bu mag la ci économie nationale donc nag ñu ne nii bu amee li ñu jëkk def rek mooy di ko métti lu di masaw bu baax ñi nga xamante ni mooy suñu membre mais également warul nekk rek yoo xam dañ koy constaté rajo yi wax ko mais dañu war a toog autour d'une table discuter def ay propositions yoo xamante ni dina permettre buñ ci jógee non seulement marché yi pour mu lakk dina dutul yomb mais bu lakk amee ba mënul ñàkk ba lakk am ñi nga xam ne ñoo lakkale ñu mën a am luñ mën a reprendre seen commerce continuer def seen liggéey loolu daal moo taxoon ma naa wootee joxe information bi déjà na presque pour Ross Béthio ngeen xam ni moom tam am na fa lakk bu metti gu fa am ca marché central ba démb ci guddi ba léegi ñuy jokkoo ak suñu responsable yi nekk foofu ñu xëyee ci suba gi wax ba la ñuy xëy sax ñu wax ñu lakk gu am aussi peut-être loolu metti na te vraiment ñu ngi masawu baax commerçant yi ngi masawu suñu membre yi nga xamante ne ñaari lakk yooyu jaajëf mu nekkoon Mamadou Dieng secrétaire général bu UNACOIS jàppoo Aliou bu dee am na keneen ku nekkaat ci ligne bi waxtaanee ci lu jëm ci lakk yi ñu faral di gis fan yi asalaamaaleykum. maaleykum salaam Seydou Nourou. maa ngi lay ziar bu baax a baax. da ngeen def naka suba si. sant yàlla alhamdulilah. xanaa di bokk ak suñu mbokk yooyu nekk Petersen rek. ci lakk boobu am ñu bokk ak ñoom xam naa ne jamono ji métti la ndax suñu xarit ñoo fa ne.
ak waa Ross Béthio bu loolu lépp jàlle na damaa jàpp ne Sénégal yi dañ leen war a farmawaat waaw gën leen a kii daal parce que ñu ngi wax ne gaz am na fi pétrole am na fi dañ ko war a exploité te loolu gaz am na fi muy jaar te foofu muy jaaree bu fekkee farmuñ Sénégal yi mën na indi ay jéyee te ñaanuñ ko yàlla ndax mën nañu waaw effectivement waxat ba tey rek ci lakk yi waaw ba tey ci laa ñëw ci lakk yi laa ñëw te lakk yi maanaam xam nga marché yi si boom état bi moo war a jàppale commerçant yi mais commerçant yi tamit jàppale seen bopp parce que xamul tax ndax marché yi dañ koo war a xool nan lañ ko organiser restaurant yi nekk ci biir ñu dindi ko fa képp koo xam ne da ngaa yor restaurant ngay toggi boo toggee pare nga ñëw ci biir marché bi daal di jaay ñi nga xam ne ñooy cantine yeeg magasin yi ñu xool seen installation courant ni ñu koy installé ba pare maanaam Sénégal yi kenn ku def fa nga dëkk kër gi nga dëkk nga fexe di am pompe inspecteur parce que tey bi maanaam buñu la tey boo defaroon sa kër te yor pompe bi sax buñu la fekkee sa kër jàpp ne ay dundin tubaab ngay dund te jamono ji moo laaj loolu parce que dundin bi ak dëkkin bi dafa jege dafa xat kon foog ñu xoolaam nan la ñuy organiser suñu biir ba nga xam ne jiye yi xew ñu mën ci di ci mucc parce que mënut a ñàkk ak jamono ji fi ñu toll loolu daal mooy sama xalaat jaajëf sëñ bi ñu yendu jàmm Aliou bu dee am na keneen ku nekkaat ci ligne bi waxtaane rek ci lakk yi faral di am gis ngeen démb ca Ross Béthio ca marché Ocass barkaati démb tey ci suba ca Petersen salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Seydou Nourou. mun ngaa wàññi rajo bi tuuti rek sa rajo bi. d'accord. na ngeen def waay. ñu ngi lay ziar bu baax a baax. Ibrahima Ndiaye président du mouvement PSBJ. ñu ngi lay nuyu bu baax Seydou Ndiaye. léegi li may wax ci lakk yi mooy. lépp man je me dis que ni problème mu jikko yi la waaw nañu defaraat jikko yi boo seetee liñ fiy wax yëpp tamit Alaaji Assane yi mu wax ci semaine bi yëpp mooy ci comportement nit ñi nañu defaruwaat waa ji aussi ki génn léegi wax na lu am solo mooy restaurant yi bu restaurant àndul ak marché extincteur aussi warut a sori bépp bërëb boo xam ne rek am na lu fay jugee muy électricité muy lépp loo xam ne dafa jëm ci lu jéego ak safara rek war na am lu ko gën a jege ak aussi état bi suñ mënee fexe sapeur yi di jege marché yi tamit lu xel bu rafet la xalaat bu rafet lay doon ci man ndax lakk mu nekk na loo xam ne kenn mënu ko prévoir parce que kenn xamul fu muy jugee court-circuit mën na ko indi lu nekk mën na ko indi même budul jaaykat yi ci marché yi waaye nañ defaraat jikko yi lépp ñu yaru xool nu ñuy doxee xool suñu comportement pour doxal suñu réew mi ñun ñoo ko moom waaw donc loolu daal laa gis ni waaw nañ defaraat comportement yi xam nga te ñu moytu daal. jaajëf yàlla dinañu sàmm incha allah. amiin jaajëf bu dee Aliou bu dee am na keneen ku nekkat ci ligne bi ñu waxtaanee mooy moom sax moo ne ko mujj ci intervention asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi lay ziar sëñ bi wàññil ma. waaw wàññi ko baax baax oui allo. waa ziar naa la. delloo ziar sëñ bi fooy wootee. Jibril Sène la. Jibril Sène. waaw waa ndax neex gépp a ngi lay nuyu nag. maa ngi leen delloo nuyu bu baax a baax. waaw d'accord c'est dans la région de Thiès quoi. jërëjëf merci bismillah. bon di rafetlu émission bi. mais xam nga Sénégal. la mooy suñu problème. dañuy sàggane li ëpp solo la ñuy sàggane. yaa ngi dégg dañu yaakaar ne sapeur pompier kese moo war a mën a fay lakk xam nga mënuñu à 2 kilomètres yu ne wala à 5 kilomètres yu ne mu am sapeur pompier mais war na mën a am li ñuy wax bouche d'incendie yaa ngi may dégg. waaw bu baax a baax bouche d'incendie ñu au moins quand même ñu sensibiliser population bi. parce que bouche d'incendie même le citoyen ordinaire war na ko mën a utiliser. en cas bu lakk amee. parce que lakk dina àgg degré boo xamante ni ndoxu robinet mënu ko fay du raakool nga koy tiimale pour mu fay parce que doole lakk tàkk-tàkk yi lay nekk. mais li ñuy wax jet d'eau et jet d'eau fort bu am doole moo koy mën a fay te jet d'eau yooyu bouche d'incendie moo ko mën a def. beneen bi ci des aussi fonkuñu li ñuy wax extincteur ni ko waa ji waxee. normalement kër gu nekk rek waroon na mën a am extincteur. mais da ngay gis ku tabax kër def ci ay millions. mais du extincteur du leen et puis aussi Sénégal lu assurance aussi respecté wuñu ko. tey jii ku tabax sa kër ba dëkk ci mi ngi mel ni ku jënd oto xam nga oto da nga gis ku jënd oto 2 millions sax wutoo ko assurance.